chaque ngoon nañ ñëw bale. ok aussi tamit leeraay bi tamit am na secteur yoo xam ne leer na. ñu ngi si gars yi ñu ngi siy góorgóorlu laal pour mu gën a leer laal. waaw macha allah la ñu ngi xaw a góorgóorlu laal pour mu gën a set laal. waaw maire bi ñu ngi góorgóorlu. ci côté balayage bi tamit ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax tamit. ngoon am na ñoo xam ne dañuy ñëw di bale. sax ngoon am na ñoo personnel boo xam ne moom nga sax ngoon dañuy ñëw di bale foofu noonu. waaw di lundi au vendredi. kon ci côté set moom mën nañu wax ne marché Wakaam moom amuñu dara loo xamante ni luñ ciy jàmbat la wala boog ci kaw gi ngeen nekk yéen. waaw ñun si kaw wax dëgg yàlla si kaw macha allah donte lenn rek moo ñu si xaw a lii si kaw dafa amul toilette. si kaw. à part loolu noonu jàkka bi nga xam ne ni jàkka bi moomuñ ko sax. si suuf la jàkka bi nekk si suuf la ñuy wàcc si suufu marché bi tamit si marché bi la nekk. am na marché. mais setaay bi nu mu war a melul noonu. ñu bari dañuy daw dem si jàkka ji moom moo gën a set. toilette yi ci marché bi ñoo setul daal. waaw yi nga xam ne si suuf lañ nekk. dafa amul ku koy toppatoo wala. am na ki koy toppatoo sax. parce que ni mu ko war a toppatee loolu moo des. nit ñi fay ñëw dañuy fay wala duñu fay. dañuy fay. toilette yi marché yooyu noonu nekk si suuf képp ku fa dugg da ngay fay jàkka ji en même temps dañuy fay. mais lenn moo si tax parce que jàkka ji bu tëjee. am na si ñoo xam ne dañuy obligé dem seen kër. parce que wala nga ñàkk pexe dem si toilette bi si suuf. parce que toilette boobu noonu nu mu war a seteewul ko. ñàkk pexe dëggantaan man su ma la waxee sax bi ma fa géejeeg léegi est-ce que nekkul ñetti at wala ñeenti at parce que sama kër soriwut ak marché. su ma naree sonn sax daf may jëlaat sama dem sama kër si guddi gi. waaw te loolu defe naa du ñëpp ñoom ñoo koy mën léegi yow loolu noonu yéen yan démarche ngeen ci def pour ñu mën leen a toppatool toilette yooyu. waaw toilette boobu. wala kenn waxu ci dara depuis boobu ba léegi. toilette boobu ñu ngi siy wax am na jamono sax am na benn association bi nekk si suuf ñu ngi doon wax pour ñu jéem a xool ñun naka lañ koy jëlee suñu responsabilité boobu pour nettoyer ko. pour mun ko toppatoo bu baax. ñu ngi si doon jéem a wax mais fii la mesure liwuñ dara. léegi comme seen délégué yeeg yooyu ñoom tamit jéemuñu ci doxuñu ci dara pour ñu mën a toppatoo toilette yooyu mu set. waaw délégué bi nag xam naa ne peut-être mën naa bañ a am kii lii yoonu mais information parce que délégué bi fu mu nekk par rapport ñu nekk si biir marché bi ak nekk si comme tey man si kaw laa nekk am na ñoo xam ne ñoom si suuf lañ nekk. ñoo toilette yooyu dañ jege. ñoom xam naa démarche yooyu ñoom ñoo si gën a kii parce que lu ma la wax ni man su ma demul si jàkka ji sama kër lay dem. waaye am na koo xam ne ni këram sori na jàkka ji bu tëjee ñàkk pexe mooy dem si jàkka si duusu marché bi. wala mu xool mu def wala nga dem si mbedd yi. da nga gis ñoo xam ne sax am na suñu yoo xam ne ni si kaw boo fa yéegee da nga gis ñoo xam ne ay bitéeli ndox yoo xam ne ay tuur ndox la. ay mbuus parce que dafa sonn. mënul tuur ndox doo am foo tuuree ndox jàkka ji tëj na. fale nga ubbi sa jël benn mbuus wala benn bitéel tuur si ndox sànni ko si kaw xam nga loolu yëpp du lii. loolu moo tax parce que ñun ñu ngi doon jéem a xool naka la ñuy defalee toilette ci kaw. pour ñu nekk ci kaw. loolu ñu ngi si doon jéem a lii mais fii la mesure ba tey amaguñ ko. fii la mesure nag mun na am dinañ ko am. mais bugg nañ ko lool parce que dañuy sonn. bëgg ñu defal leen toilette ci kaw mais su weesoo wàllu toilette yooyu ak wàllu set gi tamit côté sécurité parce que tamit jamono yu toll nii tamit seetlu nañ ne Dakar marché yu bëri ñi ngi jàmbat problème sécurité yoo xamante ne ay places yu ñuy dajji la wala yu demee noonu loolu tamit bëri na marché yu koy jàmbat. yéen seen foofu loolu egg si na fa wala déet. waaw loolu avant amoon na loolu avant moom marché moom da nga laan xëy rek xool sa carnet wala dajji wuñ ko mais léegi macha allah parce que képp ku am cantine si marché bi. da ngay fay gardiennage dañu am gardiennage boo xam ne ñun ñoo ko jël spécial. bu ñuy gardeel ñu koy fay chaque fin de mois nga fay 1500. cantine bu nekk chaque fin de mois loolu moo ñu si dimbale. parce que gardien bi moo tamit jàmbaar da wax dëgg yàlla depuis bu mu fa duggee ba tey man dégguma ku ñu wax ne daj nañ cantine am. mais par rapport bu njëkk moom amoon nañ gardien bu ñu fa jëloon mais boo xëy si waan da nga laan xëy sa xool sa cantine wala daj nañ ko wala daj wuñ ko. mais depuis ñu am kii moom macha allah. wax dëgg yàlla man bi ma fa depuis loolu moom mu ñëw fa ba tey dégguma koo xam ne dajji nañ kantinam. waaw si affaire yi lii bi laal. ci côté kon daal si côté sécurité moom côté boobu tane na parce que dañuy dégg marché yu bëri rawatina yu mel ni comme marché Grand Yoff bi nga xam ne
bëri na côté yoo xamante ni ñi ngi jàmbat ay cantines yu ñuy dajeeg yooyu xam naa loolu tamit di ci gën a ñaax ñi nga xamante ñoom ñoo yore wàllu sécurité rawatina police ñu gën ci bàyyi xel daal parce que ñi koy jàmbat bëri nañ trop ci diggante ñaari marché yi. léegi kon ci côté sécurité bi tamit mën nañ wax ne foofu xaw na dal na xel mais bu loolu weesoo tamit yéen ay tailleur ngeen nekk ci marché bi wala boog ñi ci ëpp ci yéen ay tailleur lañ léegi yéen naka ngeen di dundee yéen ak ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci marché yore yeneen liggéey moo xam commerçant yi la ak yooyu. parce que léegi tailleur tamit dafa am yenn genre place yoo xam ne bu ñu dendee ak ñoom rek ñaaree dañ leen di sonal dañ leen di xaw a xatal parce que seeni bagage bokkul parce que yéen tamit problème boobu amu leen ko wala tailleur yi dañoo nekkee benn côté ñeneen ñi nekkee beneen côté. waaw am na moo tax ñun ñu nekk ci kaw. soo xoolee ci kaw sax li fa ëpp ay tailleur lañ. am na ci secteur boo xam ne des fois ñu jaay yoo xam ne day am odeur mais du ñëpp ci marché bi ci kaw. par rapport ci suuf. ci suuf moom am na jaaykati ndugg yi jaaykati jën yi ci yeneen côté yi ak yeneen yi am na téer yoo xam ne jege nañ leen. par rapport comme ñun ñu nekkee ñun ci kaw. ci kaw booy xool li ci ëpp ay téer lañ ay messeer yi parce que au moins mën na dem ak kii bi mën na dem ak téer ba nga xam ne yow du am benn odeur bi walla benn lii boo xam ne di nga ci lii laal ci kaw. loolu moom côté boobu moom macha allah. côté boobu amul jaxasoo daal amul ci seen côté boobu. ci kaw waaw. léegi. ñu jëm tamit ci tabaski yéen ngeen nekk ay tailleur ci tabaski bi ñu jëm nii yéen lan mooy tendance bi maanaam ci wàllu métier mi maanaam modèle yi xew ak yooyu. waaw tendance bi li ci ëpp gars yi am na ñoo xam ne taille basse am na ñoo xam ne grand boubou. mais ci côté tissu moom mbasin bi moom moo dominé raccord bi moom. jasneer yeeg mbasin riche. jasneer sax ren melu noonu mbasin riche bi moo gën a lii. moo gën a bëri moom la gars yi di gën a jënd. parce que sama xalaat bopp ne population Sénégal. am na si yu bari dañ sonn le temps ngay dem jënd jasneer mètre 12000. nga dem jënd mbasin riche mètre 5000. te mbasin riche yi dañu rafet macha allah. léegi nit ñi tamit am na ñu bari ñuy wax ne tissu yi moom mën nañoo am tissu bu yomb mais problème bi nee neen tailleur yi ñoom ñoo cher ñëw. loolu lu bari na ñu koy wax de tailleur yi tamit ñoom tamit dañuy boo leen laajee dañuy renvoyer bal bi parce que nee nañ ñiy wanteer tamit ñoom ñoo indi problème parce que dañuy jaay tissu lu yomb client bi jëndee ko loolu defe ne moom bu dikkee tamit noonu la ñëw bi waree yombee. waaw asmaali. tailleur yaakaar naa kenn mënu ko fay. xam nga lan la métier boo xam ne la métier bu métti la. yow da ngay ñëw yow li nga yow boo ñu comparé ak jaaykatu tissu bi du nekk benn. jaaykatu tissu bi da nga dem yëkkati sa xaalis jox ko mu jaay la nga dem. téer bi nag boo ñëwee tissu boobu noonu moom xelaatam dooleem xaalisam lépp da koy defaat ci ñaw bi. door laa ñawal. kooku yow mënu loo ko fay kooku loo ko fay xeeb ko. parce que dafa nekkul ba fa bokkul ak jaay kii da ngay ñëw ne ko jaay ma mu jaay la nga dem sa yoon nga indi téer bi tissu boobu noonu nga xam ne par mètre la. moom mu jël dooleem première fois def si xelaat bi nga xam ne moom lay daggee ñaw bi def si xaalis bi ñu ko fay si loolu lay jëlati defaat la si. kon kooku noonu su la fayee ko. yaakaar naa loo ko fay jar na ko. mais malgré loolu tamit nag warul tax tamit ngeen di taxé yenn prix yi tamit te tey tamit boo waxee ñu ne ñoom léegi fayee kootuñ léegi nee nañ seeni wax. nee nañ léegi nit ñi li ñuy fay par rapport ak li ñu war a fay yemut. waaw tey da ngay gis ne comme tey man marché bi nga xam ne man si laa nekk marché Wakaam rarement nga si gis ñu nga mën a am si benn taille basse 10 000. te taille basse da nga gis ne liggéey ko rek temps bi muy jël ak dépense bi nga si dépensé dafa bari mais lu si ëpp pour nga am si 10 000 problème la ñu ëpp sax da ngay dégg 5 000 rarement nga gis ñu si am ay 10 000 si yenn clients yi mais yenn clients yi nag am na si ñoo xam ne da nga si am di nga si am ay 10 000 jëm kaw wala wàcc suuf li si ëpp wàcc suuf moo. waaw taille basse bu ñu def 10 000 moom nan la ñaw bi war a mel par exemple. waaw asmaay taille basse dafa nekk liggéey boo xam ne nii. nekkul liggéey bu yomb parce que tey taille basse bu ñu la ko joxee di nga dagg ba pare coller ko renfort jël sa temps ñaw ko te dafa nekk ñaw boo xam ne ñaw bu compliqué ñaw bu soof la. ñaw bi li nga siy def dafa jël temps parce que di nga passé au moment yow temps bi ngay ñëw temps bu da ngay passé ñi ngay ñëwee noonu ngay passé pour mën a am li nga bëgg te tey am na si yoo xam ne ni taille basse filet yi nga xam ne ñoom la ñoo mujj a génne. waxuma dara sax filet bi dafa métti. li nga si dépensé si ñaw temps bi muy jël temps bi mu fay duré day yàgg day métti. moo tax taille basse li si nit fayee ko rek jar na ko. métier bi nii dafa métti. waaw kon loolu tamit na ko clients yi dégg te xam ne tailleur yi nee nañ ñoom li ñu leen di fay baaxul
parce que day am na benn teer bu mu ci waxtaanal mu ne ma ñun li leewoon na li ñuy fay baaxul mooy dañuy foo ñu fekk ñi ngi ñaw ñi ngi dem di daw sonn bi bëgg a dee te bu weer dee bala ngay fay location di bëgg a dee te nit ñi ñu ngi lay gis yaa ngi liggéey mu ne kon li ñuy liggéey nit ñi li ñuy fayeeku moo baaxul moo tax. waaw Asmalik tey soo xoolee comparé comme man marché bi ma nekk nga xam ne man moom lay gën a wax. tey da ngay gis koo xam ne nii tey. mun na xëy si. amul benn dërëm bu nekk si poosam. mu war a ñëw liggéey si. léegi su ñëwee da ngay gis ne léegi da nga gis koo xam ne dina ñëw fay ko prix boo xam ne baaxul mais le temps muy xëy di toog mu ne xaaral ma jël ñaw boobu noonu yow da lay wóor na ñaw bi. te luñ ko ci fay rek mu jël. waaw parce que lan la parce que amul doole bi xam na ne luyaas atelier mu ngi koy xaar. ak lu mu war a lekk. luyaas si marché bi place bi mu ngi koy xaar ak yeneen problème mu ngi koy xaar léegi yow le temps nga xam ne mën nga si gagné si benn teybaas bi. boo ko ñëwee ba pare au moins 5000 wala 7000 wala 6000. parce que yow bu la fayee 5000 da nga naan bàyyil ma ñaw ko moo gën may toog au moins nga gagné si benn 3000 wala benn 2000. xam nga liggéey. mais ñàkk pexe moo tax ñu koy def. ñàkk pexe ñu bari ñàkk pexe ñu ko def léegi nag client bi nga xam ne ñawalee nga ko loolu noonu moom du comprendre dinaan man jógee naa si alaaji ñawee na ma 10 000 kële ñawee na ma 5000. kon léegi damay bàyyi alaaji dem si moom. te amaana qualité ñaw yi du benn. mën nañ bañ a nekk benn parce que tey nit dina ñëw tey baas 10 000 kii ñëw say baas 5000 du ko dàqale. waaw ça dépend si liggéey bi rek. waaw mën na nekk. mais tamit lenn cause tamit day am tey di nga gis koo xam ne tey baas bi da lay wóor ne téere dañ koy def mais dina la wóor ne yow tey baas bii nii. liñ ko jëlee baaxul. léegi nag le temps nga war ko def mu normal da nga naan léegi comme que maa ngi si doon def waroon def 3 mètres popeline wala 4 mètres popeline. léegi kon baal ma économiste pour ma mën a am benn xaalis bu wecc. nga am ci dara. xam nga kon ñaari ñëw ki nga xam ne da nga ko fay lu mat. mu jënd lu mat defal lu mat bokkut ak ki nga xam ne da nga ko fay loo xam ne matul kon du def lu mat. déedéet des fois liggéey comparé woon na mais tey am na si koo xam ne bu leen 5000 bu si doon def 4000 sax da ko si def lan la yow. dafa bëgg mu noonu pour moom bu subaa. ëllëg nga mën a indi ñeneen. mën na si lekkaat 10 000. am na ñuy liggéeyee noonu. waaw. loolu tamit am na solo parce que nit ki tamit lépp lu mu la mën ti fay tamit nga liggéeyal ko liggéey boo xamante bu ëllëgee moom mu sawar a ñëw keneen ku ko gis tamit sawar a ñëw da ciy am solo di wax ne auditeurs yi ñoom tamit ci waxtaan bi lañ bokk ci 88 628 05 05 ku ciy dugg rek ñu dalal la di wax ne en même temps tamit mën nañuy suivre en direct ci Facebook bi waaw léegi nag ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy li nga xam ne moom mooy ndey mbili ci muy wàllu site de Dakar site de Dakar ñu gis ne dafa am benn tournoi ba nga xam ne da ngeen ko tàmbali woon bu ñu waxee site de Dakar ñu fàttali ne bi dafa ëmb defe naa juróom-ñetti marché la ñu wax moom ñoo ci bokk ci site de Dakar bi léegi bii nii compétition bi nga xam ne moo ngeen commencé woon su ma juumul moo nekkoon 5e édition wala 5e édition ñu commencé woon ko Covid bi ñëw mu arrêté depuis boobaak léegi nag ñuy wax ne dañ ko war a continuer ñii naan dañoo war a recommencer ñu gis ne ci jamono yee passé jotoon ngeen daje bi ngeen dajee lan ngeen jot a tënk da ngeen di commencé waat wala da ngeen di continuer. waaw Asmalik xam nañ ne léegi jamono bii nii dafa xat man mi nga xam ne maa jiite site de Dakar. di fàttali ne yow yaay secrétaire général. championnat bi. man si ñu doon wax ne championnat bi dañ koy continuer si laa bokk. parce que loolu laa bëggoon parce que dama doon kutoo kut mu pare parce que depuis 2020 lañ ko commencé. feebar bi ñëwee si lañ ko arrêté gis na ko ba tey mënuñ ko lii weeru koor bi dugg si ñu arrêté ko. mënuñ ko continuer. weeru koor bi passé dañ ko bëggoon a continuer diggante weeru koor ak tabaski dafa xat. fi réunion bi ñu mujjoon a def nii sax majorité bi sax ñëwuñ. kon ça veut dire ne fi mu toll nii téere commencé nañ xat. loolu moo tax man ak ñi fa nekkoon. yaakaar naa 3 marché ñoo représenté woon. may leen léegi championnat bi nañ koy arrêté ba tabaski bi passé su tabaski bi passé. après dañ koy continuer te bëgg naa sax balaay tabaski bi passé dinañ génnee calendrier bi. xool calendrier bi su ko defee marché bu nekk ñu jox la sa calendrier. nga xam ne mas yi heure bi lay démarrer. heure bi lay jeex. en même temps ñu calculer waale parce que léegi boo jógee si tabaski rek ay màggal ay affaire yooyu noonu. yëpp day ñëwaat waaw jeex. loolu moo tax ñuy jéem a profité di ko jéem a lii laal. championnat bi la incha allah dañ koy arrêté ba tabaski bi passé incha allah. ñu continuer waat nga continuer ko léegi dañ koy continuer au lieu dañu commencé waat dañuy continuer.
parce que am na ñoo xam ne ñoom nee nañ bu ñu continuer tamit ay problème day am ñoom li leen gënaloon mooy ñu recommencer na ñoo xam ne loolu la ñu wax. waaw mais ku si nekk xam nga ñun duñ bañ xalaati kenn. ñooñu nag xaw ma ndax ñoom xaj na seen position moo seen toogaay moo jekkul wala noonu lañ ko xalaatee rek parce que xam naa moom ku débuté ak 2 défaites moom ñu commencé at moo lay gënal. pour te dire. championnat bi amagul kenn ku perte amagul kenn ku ñàkk. waaw parce que def naa benn journée lañ jot a football. poule A ak poule B lañ ko def ñaari poule lañ ko def. poule A moo football ñaari journée poule B benn journée. benn journée dégg nga. léegi le temps ni match yi dañ ko defoon match poule. poule bu nekk 2 mooy génn. ngeen dem demi-finale finale. mais léegi pour mu ñu bëgg a attraper ñëpp pour ñu ñëwaat ñi nga xam ne perte nañu ak lenn yëpp moo tax ñu indiwaat quart de finale. kon da ngay gis ne ci 9 marché yi kenn rek moo si dul qualifié kon loolu amul perdant. amul perdant waaw amul perdant. mais nag des fois sport moom noonu la demee. sport lu arrange ñëpp da ciy xaw a jafe. waaw ku sañoo rek victoire ngay am. loolu mooy tax parce que da ngay seet nooy ramasser points yi. mais pour te dire loolu moo tax ñu indi quart de finale championnat bi dañu defoon ne demi-finale finale mais pour ñu ñëpp ñëwaat moo tax ñu indiwaat quart de finale su ko defee si 9 marché yi. benn 8 yëpp dañuy qualifié. 8 yëpp dañuy qualifié kenn rek mooy toog. kon loolu kon amagul ko. warul métti de ci yoon. waaw donc warul métti ci yoon. mais ci côté règlement bi tamit am na ñoo xam ne côté règlement bi dañ ciy jàmbat lu bëree ne règlement bi ni ñu ko tëralee ne ñoom d'accorduñu ci. surtout ñu ngi doon wax ne dafa am marché yoo xam ne par exemple ñoom dañuy am par exemple ma cité ci waa Yoff ñoom dañ ne par exemple su appel ñëwee ñu war a dem appel bi ñëw ñoom dañuy demander report mais souvent da ngeen leen koy bañal. da ngeen leen di bañal loolu te ñoom ñu jàpp ne ñoom loolu la ñu am pour seen liggéey bu ñu leen ko bañalee ñoom daanaka ñoom ñu bañ a football moo leen gënal ñoom ñu yàq seen liggéey. ok waaw kii. ñoom loolu kaas nañ ko lu bari. asmaali Yoff tournoi bu mu commencé yaakaar naa benn yoon lañ joué mooy appel Layeen bi. ñu gagné leen ñoom ñu ne dootuñu football appel Layeen. c'est normal man d'accord naa si ak ñoom parce que lan la dafa nekk événement boo xam ne si seen biir dëkk la. si seen biir dëkk la. bu nekkul liggéey bi sax war nañ leen mën a may parce que ñoom dañuy recevoir ay gan. au moins joueur wala dirigeant wala président dina am bu dee benn gan wala ñaari gan. tey man su ma demee sax si benn représentant Yoff lay dem wala ma ci seeg moom kenn ñooñu dañuy recevoir gan. mais appel kii GR général. GR général Yoff kese moomul ko. Sénégal yëpp ko moom ñëpp dañuy dem. ñu bari dañ siy dem. nekkul marché Yoff rek ma dem liggéey bi tamit même chose. Yoff ni ñuy préparé dem GR général. Wakaam noonu la ñuy préparé dem GR général. Arafat noonu Grand Yoff noonu. mais soo xoolee Cité Dakar bi équipe yëpp. noonu nañ koy defee ci appel GR général bi Kazu Rajab bi mais souvent moom it day dugg te ciy duggaale. waaw tey nag da ngay gis ne tey Yoff. Pâques bi ñëw dugg ci en même temps. événement yi moom Sénégal moom. nangul nañ ko appel Layeen du si joué ñun programme woon nañ loolu ren. appel Layeen bi ak nu mënta doon Yoff bu si tombé du si joué. ñoom teel lañ naa wax loolu sax balaa ñu programme si. mais GR général bi nag moom nekkul Yoff kese ñoo ko. GR ñëpp la. waaw GR ñëpp la. te Yoff ni muy liggéeyee Wakaam noonu lay liggéeyee Ngelaw wala Grand Yoff noonu lay liggéeyee. tey su nekkee ne dañ bàyyi GR général ñu ne waa Yoff dañuy joué ñu ne Kazu Rajab ñu ne kuy muri du si joué. kon Pâques bi doogee ñëw. Pâques bi doogee ñëw. organisation du am. ku ci am ngénte wala ci yet. xam naa suñ toppee programme bi moom yaakaar naa duñ déroulé dara. programme bi suñ ko nee topp du kii mais tey dañuy wax ne parce que lii dañ ko def loo xam ne nii si de boo xoolee ñu def football bi nii dañ xam ne football bi. moo gën a gaaw pour ñu xamante. pour ñu minante. moo tax mais du ma ne GR général lay tëkkale ak championnat bi. dëgg la déedéet. xam nañ fi ngay waxee. tëkkale bi loolu mais. pour boo gisee ñun ñu wax ne duñ bàyyi GR général ñu koy arrêté ndax ñii dañ war a dem ñu bañ a jouer match yi xam nga lan la ñuy xeex
pour subaa tey bu ñu defee. am buntu bu ngeen ci bëgg a tëj daal. bu subaa bu Kazu Rajab jotee. wala keneen xewlee ne man du ma mën a dem lan la parce que waa Yoff bàyyi woon ngeen ne ziar général duñ dem. duñ football. kon championnat bi du dootul amati. si condition yu baax. duñ mën a organiser wu. loolu moo tax duñ bàyyi waa Yoff mu dem si ziar général. ñu annulé match boobu noonu non non. mais bu dee bu dee appel bi moom may nañ leen ko. appel bi moom loolu kenn lañ ko programmé. parce que dee ñuy kii rek Xaadim wax na ma ne waa Yoff ne leen ak nu mu mënta demee appel bi nañ leen ko may. loolu moo tax ñun programmé leen nañ loolu noonu. léegi nag mu comme ni loolu tamit comme defe naa waa Yoff ak ñeneen ñu mel ni ñoom dégg nañ ko mais ñu gisoon na tamit ci wàllu tournoi bi tamit nekkul woon ne football bi kese la ren dañ cee yokkoon wàllu couture concours de couture bi concours couture boobu noonu est-ce que boo leen koy continuer waat nii da ngeen ko ciy boole waat wala da ngeen koy arrêté moom ba beneen yoon. waaw couture bi parce que amul sax benn journée bu si nekk parce que couture bi dañ si kii mais incha allah parce que maa ngi si doon waxtaan ak Xaadim mais nee na ma incha allah ni ñuy continuer championnat bi noonu la ñuy continuer couture bi parce que couture bi amul benn journée bu dem couture bi moom mën nañu wax ne dañ koy commencé waat dañ koy commencé. parce que commencé wul benn dara amu ko ci woon. waaw amul si benn journée bu si am. waaw loolu moom. mais léegi ci couture bi noonu yan démarche ngeen ci def moo xam ci marché yi ñoom ku ci bëgg tissu wala koo xamante ni. da nga bëgg maanaam lu lay dimbale pour nga mën ci liggéey parce que loolu tamit defe naa ne day laaj xaalis de. waaw day laaj xaalis parce que tey booy xool sélection bi ak tissu yi koy def tey suñ ko doon def tey su nekkee ne waa marché Wakaam moo war a recevoir ñi nga xam ne dañu war a bokk ci compétition bi yëpp Wakaam dañuy ñëw. salle bi ñu koy defee peut-être amaana am na si ñoo xam ne amuñ salle libre foog nga dem louer ji salle. wala si marché bi nga xam ne di nga am espace boo xam ne di nga ko fa mën a defar. wala ay tente. da ngeen boo leen koy def da ngeen di bëgg chaque journée ngeen dem ci benn marché comme ni ñuy defee championnat bi rek championnat football bi ni ñuy def. mais pourquoi pas ngeen mën ko organiser ci terrain de football yi ngeen koy defee wala loolu mënu nekk. parce que bokkul. pourtant loolu waa marché Arafat ma xam na def naa yéen marché bu bees ngeen miin ñoom boo dee xool am na fii année ba nga xam ne defoon nañ genre tournoi mel noonu mais bi ñuy def défilé bi ci terrain bi lañ ko defee woon waaw ñoom Cheikh Lo ñoom am na boo xam ne def nañ ko boo xam ne ni défilé bi ci biir terrain de football bi lañ ko defee woon loolu tamit boo xañ na organisation rek la laaj pour man parce que l'USAL tamit dafa metti waaw parce que loolu noonu bokkut ak championnat bi xam nga championnat bi lan la nombre de points la parce que yéen yëpp da ngeen di petoo si benn cantine wala benn bâche ñii ñëw tey baas ñii ñëw robe ñii di ñëw daamine léegi kooku noonu war na mën a laaj tranquillité nga xam ne yow di nga li nga mën a liggéey di nga si mën a concentré. kon bu ñu koy def nekkul na nit ki day ñëw ba pare ñëw présenté ko dañ koy observer pendant comme koy liggéey. dafa am ñoo xam ne ay observateur lañ. ñoom ñooy xool tey baas si alaaji bi ak tey baas si asmalik bi. par équipe la. léegi équipe Wakaam am na koo xam ne da leen ñëwal daamine am ñoo xam ne da leen ñëwal simple am na ñoo xam ne da leen ñëwal petit fil en même temps que marché Grand Yoff léegi suñ paree. loolu noonu observateur yi ñooy xool. am si jury boo xam ne ñoom ñooy topp loolu. boo xam ne ñoom ñooy toppatoo loolu noonu. loolu moo tax bokkut ak su nekkoon ne dañ koy def comme genre défilé. waaye match bi di football bi di commencé sax mun ngeen def défilé. loolu sax boobaa ñëw bi ku nekk mën na ko ñëw. te duñ ko xam. waaw mais tey loolu lu ñu siy bañ tey man su nekkee ne man damay ñëw simple tey suñ waxee loolu noonu rek mën naa dem fay la yow nga ñëw. waaw mais ñun suñ koy lii dañ koy filmer en direct nga xam ne kii nii moo ñëw lii. ki dëkk marché Wakaam moo ñëw baati góor bi wala moo ñëw taybaas bi wala moo ñëw robb bi nii comme Grand Yoff aussi noonu tamit. même chose léegi leen loolu yéen da ngeen ci am ay partenaires wala ba léegi ni amagoo leen ci benn partenaire ci loolu. waaw démarche yooyu nag Xaadim mu ngi si doon dox moom. xamu fu mu mujjee nag. waaw léegi nag ñi bëri tamit dafa am lu ñuy xaw di naqarlu moo di ne tournoi bi la fekk ngeen jël ko rek yemale ko ci tailleur yi kese. waaw. parce que même équipe bu ñuy porté souvent ci tailleur la dañ naan joueur tel football na te nekkul tailleur. dañuy ñëw dem di ñëw fekk ko foofu di ko testé yu demee pourquoi lan moo tax mënoo leen ubbi tournoi bi commerçant yeeg ñeneen ñëpp bokk ci ndax ñëpp mën cee gis seen bopp. waaw kii Asmali. fii gis nañ fi tournoi bi fi nekk mbër yi sax am nañ fi tournoi. mbër yi parce que organisation ñun lañ bëgg. mais xam nga tailleur élage tailleur mënoo wax tailleur te waxoo jaaykatu tissu. mënoo wax tailleur te waxoo borom mercerie. mënoo wax tailleur sax te waxoo kuy jaay ndekki ci marché ba. parce que kuy jaay ndekki moom bu doon jaaykatu ndekki bi dañoo xëy ñëwuñu boobu te tailleur yu bëri duñ fa toog
kon ñooñu ñëpp ci marché bi lañ bokk te li ngay liggéey ñoom dañ cee dafa am loo xamante ni ñoom force di nga ci jëflante ak ñoom. kon ñooñu lan moo tax mënu leen am ouverture ba ñooñu ñëpp mën a bokk rawatina commerçant yi. waaw mais Asmari yow parce que boo demee tournoi bi ma lay wax nii bi nga xam ne moom la waa marché monument di def boobu noonu amul limitation amul tailleur amul kii ñëpp a bokk ñi defar portable sax ci lañ bokk. moo tax da ngay gis ne tournoi boobu noonu nit ñi dañ ciy gën a gis seen boobu dañ ciy gën a intéressé wu mais buñ ko tëjee ci tailleur kese tailleur yi rek lay concerné. waaw xam nga tey ñun dañ bëgg maanaam organisation lañ bëgg. tailleur yi ñu organiser wu. parce que boo xoolee Sénégal léegi tailleur yi pour ñu organiser wu bu baax moo tax ñu defar site de Dakar bi. ñu def championnat tailleur. boo xam ne tailleur kese ñoo siy fubal. su ko defee tey da ngay gis ne grâce à championnat bi tey man au moins marché HLM wala Arafat wala Grand Yoff ma fi ñëw jaar si tailleur. lenn laa fi loolu ñëw ut. si messeeri bi jël ni la may jën dem sama yoon. mais tey à travers championnat bi su ma ñëwee tey Grand Yoff wala HLM wala feneen ak feneen dinaa dem nuyu sama mbokku téer te championnat bi moo tax loolu la ñuy xeex. loolu lañ bëgg naka la téer di xamante pour ñu gën a mun a am doole solidaire. loolu moo créé moo ñu tax ñu créé site de Dakar championnat bi. championnat téer mais yow téer ak commerçant duñ benn. donte ñoo bokk place bi ñuy liggéey parce que mënuloo dem si mënuloo ñàkk a dem si commerçant bi balaa nga ñëw si téer bi parce que tey téer bi balaa nga koy laal di nga jënd tusi téer bi dina demaat si messeer bi jënd loolu yëpp da si kii mais bokkul ba tey parce que commerçant bi mënuloo ko jiwaale ak téer mais ba tey bokkul mais pour affaire bi gën a am ouverture nit ñi gën ci gis seen bopp da ngeen am intérêt pour ngeen boole leen ci ñoom ñëpp. waaw li nga wax noonu loolu mën na nekk. parce que tey jii yéen tey kii bi ngeen bëgg a def nii par exemple concours de couture bi ngeen bëgg a def nii di ngeen soxla tissu di ngeen soxla lay ñëw tissu baag loolu est-ce que tey jii boo déggoon na ñoom commerçant yi bokk nañ ci affaire bi wala borom mercerie yi bokk nañ ci. am na loo xamante ni nit ki bu bokkee ci staff équipe bi ñu soxla ko moom mu nekk commerçant mais moom mën naa def démarche wala moom sax mu sponsoriser équipe bi ci côté boobu. te moom mooy gën a comprendre par rapport ak ki ci bokkul. comme maanaam si équipe bi nii ñuy fubal nii. terewuñ commerçant bi nekk président terewuñ jaaykat yi. mais commerçant bi bu nekkee président te moom amu ci dara. ok président boobu nag. waaw mais xam nga des fois xam nga lan mooy. wala amour bi rek lay doon. lan mooy kii bi tey. parce que tey buñ ne marché Wakaam bàyyiwuñ kenn mais lenn lan mooy signification bi téer yi ñooy fubal parce que tey man danaa tase ay nit sax ñoo xam ne duñ téer de ñëw seen championnat bi fan la toll. kañ lay commencé te duñu ay téer parce que am na ñoo xam ne ñu ngi koy xool ñu ngi ciy bàyyi xel. loolu moo tax mais suñ ko defee ne dañ ko def championnat boo xam ne ku ñëw dugg kon duñ xam ne championnat téer la. te yéen da ngeen bëgg ñu xam ne téer yee ko moom. ñoom ñoo def championnat te ñun man li may rêvé ñu dem ba yeneen régions yi ay Kaolack ay yeneen ak yeneen yëpp. mais loolu nag li tax muy gën a gaaw nag mooy ngeen ubbi ko boo leen ko ubbee ba nga xam ne day gën a am engouement la yeneen marché dinañ giseen bopp. mais ba xam nga tey ji El Hadj problème bi xam nga la fekk ngeen yemale ko ci tailleur gis nga fermeture bu mu indi mooy lan tey jii buñu nee Kazu Rajab par exemple ñoom ñu ne appelu laayeen ñoom ñuy tailleur boo déggee ñu ne may leen ñu bañ a bokk moo di ne xam nañ ñoom appel bu jotee dañ ciy am ay ñëw di liggéey mais su doon ne équipe bi ay commerçant dañ ciy nekk ay leneen a leneen nekk ci mais kon équipe bi du demee boor kon au moins même bu nee ne appel bi ñëw na ñii nekk nañ ci luñ jàppati mais dina am ñeneen ñoo xam ne dinañ disponible dinañ mën am ay remplaçant waaw mais bu nekkee ne moom tey jii yow kii parce que la preuve mooy tey tabaski mi ngi ñëw bëgg ngeen a reprendre mënoo leen a reprendre parce que tailleur yi amuñu jot tey boo déggoon équipe yi ne ubbeeku woon na xam ne day am ay tailleur am ay leneen ak leneen kon defe naa ne dina am ñeneen ñoo xam ne dina mën a taxaw organiser affaire bi mu continuer mu bañ am benn arrêt te ci lay gën a amee engouement te du tere ñu xam ne tailleur yee ko moom. waaw mais Asmali loolu suñ ko defee du am indication waxuma la commerçant yi de waaye mbëri yeeg jaaykat jën yi sax dañuy ñëw bokk ci championnat bi. boobaa day gën a am xorom rek. te kon championnat bi nekkatul championnat téer. ah yéen daal loolu ngeen ci bëgg. parce que dépassé na championnat téer moo tax. parce que léppal ci biir mais lii nii dañuy xool téer yi naka la ñuy nekkee benn bloc. yéen loolu ngeen bëgg. naka la ñuy xoolee ba nga xam ne dañuy solidaire suñuy xeex dañuy xeexandoor suñuy yëkkati dañuy yëkkatandoor mais tey da ngay gis ne tey bu nekkoon dañ si boole commerçant yi yëpp tey bu ñu nee téer yi am nañ problème commerçant yi mën nañu wax ne bokkuma si tey wala lenn bu nekkoon ne dara da si am sax ñu jàpp si ab commerçant
buñ ko laajee lan la yow lan nga danaa man commerçant la ñu ne yow téer yi ñoo nekk si problème bi yow commerçant bi dugg si. la ci dugal. lan mooy si dugg. kon man bu ma déggee bu baax mooy yéen li ngeen bëgg mooy dafa am loo leen bëgg a taxawal pour bu ëllëgee lépp loo leen bëgg a xeex wala lépp loo leen bëgg a loo leen wut pour seen liggéey mu yomb leen. waaw léegi comme loolu mooy yéene bi léegi ba ngeen ko commencé ak léegi ça fait 5 ans wala 6 ans léegi ci côté boobu lan lañ gis ni moom la site de Dakar bi résoudre ci benn marché comme problème wala loo xamante ni naroon na daal ci kaw tey site de Dakar bi taxaw na ci ba amul. waaw mais site de Dakar parce que juróomi at nag wax dëgg yàlla war na kon am na lu mu war a mën a def ci côté boobu. xam nga tey lii nii ñuy def site de Dakar bi nii tey ñu ngi xool résoudre bi naka la ñuy def pour gën a am doole waxaguñ ne am nañ bloc bi ñu bugg mais ñu ngi si yoon bi. parce que tey xam nga la tey man su ma neexoon mun naa toog waxaam bi ma toog commandé dara HLM gars yi régleel ma ko indil ma ko. loolu site de Dakar bi si yooyu si noonu la ñuy liyee fi la mesure ñuy dem yaakaar naa ne incha allah li ñu am dinañ ko bëgg. site de Dakar dina dem ba képp koo xam ne téer bu am problème nekk si site de Dakar bi site de Dakar di nga gis site de Dakar. waaw léegi mais xam ci wàllu visibilité comme ni nga ko waxee noonu ba tey xam nga tey ji dinañ dégg yeneen am na ay yeneen association yoo xamante ni ay association tailleur la foo ko tuddee rek ñoo xam ne ñii moom ay tailleur lañ mais bu ñuy xool ci loowu association yooyu noonu duñ ci gis site de Dakar. waaw mais ñooñu. comme xam nga ay seen xam nga FENAF ak yeneen ak yeneen yu mel noonu bari na yoo xamante ni boo tuddee rek ñoo xam ne ñii moom ay tailleur lañ. mais yooyu noonu buñ doon lim buñ la doon lim loo 10 mën nga lim 10 yëpp te doo ci boole site de Dakar te site de Dakar léegi am na 5 ans boole lu mat 8 marché xaw ma 9 marché kon am na côté boo xam ne ci côté liggéeyu ci wàllu visibilité kon am na ku lu des. waaw am na parce que du démarche bi ngeen jël moo des nag. waaw mais loo gis tempo lay demee. ndànk tey ñun su nekkoon ne man sama coobare bopp site de Dakar. fépp fu ñu tudd Sénégal ñaari kuréel rek dañ fiy bokk dañ ciy tudd site de Dakar parce que lan la ay xale ñoo ko séq. ba pare nekk ci marché yi gën a mag ci Sénégal. bokk si marché yi gën a mag. waaw ba pare moom site bi mënuñu ko dégg fenn. waaw tey soo xoolee. site de Dakar tey di nga ñëw si marché la plupart ñi nga xam ne nii football moo leen intéressé ñoo si gën a basé wu wala les jeunes ñoo si gën a basé wu si football bi. parce que loolu moo tax mais fi la mesure ñuy dem incha allah tey xam nga mosul am championnat couture. mais ren lañ ko créé. loolu yëpp pour gaanaam ñenn ñi nga xam ne gisuñu seen bopp si football bi gis seen bopp si couture bi. loolu moo tax ñu créé ko pour maanaam championnat tey mun nga bañ am na koo xam ne ni football moom dara soxlaal si dara. mais bu ñu defee championnat couture bi di nga am ñoo xam ne tey. ñu nekk si championnat couture bi ak ñu nekk si championnat football bi duñ benn de. waaw ñi football bi arrangé intéressé ñoom ñu ngi si football bi. ñi couture bi intéressé ñoom ñu ngi si secteur bi. ñu ngi ci couture bi. te fi la mosi loolu ñuy ñëw incha allah li ñu am dañ ko gën a bëgg. léegi yow ba tey ci côté site de Dakar bi léegi tey ji ku mel ni président tey tegoon na benn programme boo xam ne ni maanaam ci wàllu emploi des jeunes. site de Dakar kon ñëpp xam nañ ne ay jeunes rek ñoom ñoo ci nekk ci marché yëpp léegi bi ñu ko tegee ak léegi comme yéen am nekk ngeen booloo boo xam ne daanaka def ngeen lu mat 5 ans kon au moins am ngeen récépissé am ngeen yeneen ak yeneen ak yeneen war ngeen am tamit projet yoo xamante ne war ngeen ci commencé dox pour am ci financement wala ñu financer leen ko wala loolu xam ne bëgg ngeen ku leen ko réaliser président woote lu mel noonu est-ce que yéen woote boobu nag bi ñu ko wootee yéen wuy ji ngeen ci. man daw ma. mais peut-être Xaadim demoon na parce que gis naa mu dugal ci. Xaadim moom boppam la demal wala site bi la demal. waaw mais Xaadim tey dafa nekk nit koo xam ne intérêt bu mu gis xam ne téere war nañ si gis seen bopp da koy dugal site de Dakar leen nag mooy problème bi tey Xaadim ni muy dugalee loolu si site de Dakar bi tey man mën naa ñëw ne leen sama marché comme tey marché Ouakam tey président dafa ootee lii ak lii nangam mais tey Sénégal am na si ñoo xam ne dañuy yàggaa nax. fukk ñooy liggéey wala kenn lekk. léegi nag fi la mesure loolu noonu si téere ñu bari dañ dem ba loolu moo leen découragé da ngay ñëw sa gis intérêt boo xam ne nii intérêt pour téere la. da nga leen koy wax mais dañ naan loolu dañu wóolu dóor yee bari daal. waaw dañuy nax rek. ay dóor la fi la mesure loolu moo am. fi la mesure. tey pour te dire boobu soo demee tey marché Ouakam li ma lay wax nii ci kaw
feebar bi mu amee ba tey bi mu amee ba bés ni ki tey financement yi nga xam ne wala ndimbal yi nga doon xam ne président da ko doon dimbalee téer yi marché Wakaam si kaw dégguma benn jeune boo xam ne nee na am na lu ma si jot marché Wakaam laa la si kaw kese gu ma ak benn téer boo xam ne mun na ma ne lii si ndimbal bi la léegi faute bi kan la waaw mais xam nga faute bi lan la tey am na koo xam ne kaa ñu dimbale la bugg na ko dimbale waaw mais fi muy jaar bañ ko dimbale loolu mooy problème mais fi ñuy jaar pourtant ñàkkuta leer tamit élage xam nga tey ji site bi dafa naa ne ci loolu la war di yëngu di wax ne toujours di auditeurs yi di leen wax ne mën nañu bokk ci waxtaan bi 88 628 05 05 xam naa li ñu dese temps sa bëreetul mais site bi bokk na ci li ko tax a jug loolu def naa ci la bokk fexe ba information yi mu du ko jëlee ci kaw di ko wàccee ci base bi ñu di ko xam kon su dee information am na yu mel noonu ndimbal yu mel noonu am na ñu teg ay fiche teg lépp te fiche yooyu noonu ak information bi egsiwul ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk kon loolu yéen seen yéen a fayir foofu tey fiche mun na am ma ñëw may la asmaali président ne dafa am jox ay ndimbal yi muy dimbale léegi signal wala remplir. waaw mais kooku du wax ne man gisuma. moom mën na wax ne ah man de affaire bi doyu ma. léegi da ngay gis boo ko waxee loolu noonu te naan loolu ay dóor la de parce que lan la dañ leen yàggaa dóor. léegi nag loolu problème boobu nag kon ñun toujours dañuy jug kon di jël affaire bi di ko teg ci maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite moo xam suñu ay président wala suñu ay maire mais est-ce que problème bi nekkul problème boo xam ne ci suuf la maanaam ci éducation de base ba la woon. parce que ñun ñoo wóolantewul suñ biir. waaw mais xam nga lan la Asmani tey mën a yow duñ bokk di xeex dara ñu xeex ko nga jot ko lekk ko yow kenn suba soo ma ooyee ñu xeex man dinaa xeex. du ma def dara. ñun suñu marché soo xoolee li si ëpp loolu moo tax tey pour nga dajee fa benn association bu normal sa problème la xam na la dañu yàggaa nax. kon problème bi nit ñi di wax naan loo wax ñu ne la noonu politicien kon am na ñu politiciens yi tane kon boo dee xool kon am na politiciens ñu tane waaye ñu jël ki nga xam ne moom moo nekk ci ligne bi salaamaaleykum. waaw ñu lay nuyu di la ziar noo tudd ak fay wootee. maa ngi tudd Alassane Faye. Alassane Faye waaw da nga bëggoon bokk ci waxtaan bi. waaw ci waxtaan bi laa bëggoon bokk. yaa ngi marché Wakaam da nga bëggoon bokk ci waxtaan bi. waaw ci waxtaan bi laa bëggoon bokk waaye. waaw na ngeen def. ñu ngi fi alhamdulilah. waaw ñu ngi lay ziar bu baax. sa invité boobu di Alaaji. waaw da ngay wàññi sa rajo dafa mel ni yaa ngi def écho. non yoruma rajo de est-ce que du écouteur bi. waaw kon écouteur bi la de kon boo ko mënee dindi nga wax ci téléphone bi direct mooy gën. xaaral ma dindi. waaw bu ko defee mu gën a leer. na ngeen def. waaw ñu ngi fi waaw ñu ngi lay ziar bu baax. waaw bon Alaaji léegi man maa ngi président commission allées marché mu tax. président allées marché bu Wakaam. bon en même temps tailleur laa dem ci marché bi dinaa dugg ci wàllu tailleur bi mais am na responsabilité yoo xamante ne ni Alaaji dafa am yu mu wax. ci côté commune bi la. waaw. léegi dafa am yu wax yoo xam ne dañ ci bëggoon a ndey leeral. waaw indil ko ci yokkal ko ci tuuti quoi. ñu ngi lay déglu. parce que wax na léegi problème mu toilette yi. ne ci kaw ba fa amul toilette. effectivement ci kaw la y a 120 magasins. ci suuf y a 466 magasins. donc ci kaw mënoo fa def toilette parce que boo fa defee toilette tey xetu toilette bi dafay jegeñ yeneen magasin yi kenn du nangu toilette nekk du am. doo bëgg mu jeg kenn bëggul mu jege sa cantine. c'était prévu. moom xam na ko. donc y a 24 blocs yoo xam ne ñu ngi ci suuf ak 12 pour femmes 12 pour hommes. manque d'entretien la parce que dafa am un comité de gestion boo xamante ne commerçant yi ci seen bopp ñoo ko gérer ci seen bopp. commune bi du def doon apporter leen de l'eau. apporter leen sécurité bi. muy nekk ci toilette mais gestion wu toilette yi ñoom commerçant ñoo ko falal seen bopp dénk ko seen bopp seen délégué bopp. donc manque d'entretien bi ci ñoom la ñun à chaque fois nañ leen indil ay coton ak gel luñ ci soxla ñu indi leen balai et tout. defaral leen ko. mais gestion bi ñoom ñoo ko doon. ñoom ñoo yore seen gestion. ñoo yore seen gestion bopp. donc kon wàllu teel a tëj bi muy wax ak yooyu yëpp kon ci ñoom la dépendre. loolu yëpp ci parce que il faut mu am comité de gestion bu njëkkoon moo amoon ci biir marché bi ñoo yor suñu tëj ñoo yor suñu heure ubbi sécurité. la mairie di ko jël en charge mairie bi sécurité bi mooy fil yi courant yi dañ ciy veillé. semaine nag ñëw na semaine passée changé nañ tout yi luy fil buy traversé changé nañ extension bi changé nañ lépp. mais problème de sécurité de gardiennage ku nekk sa gardien ñun comité de marché bi ñoo ko gérer. ñoo ko gérer seen bopp. ñun dañu daan jëlal suñu bopp amoon na gardien ci suuf. mais ñun les jeunes bi ñu organisé ci kaw ñun ñu ut suñu gardien di ko fay journée mois 1500.
ku nekk di fay 1500. 1500 sur les 120 magasins yi nekk ci kaw. ñu am un protocole d'accord buñ ko nanguwul fay sax dinañ dem ba gendarmerie parce que tout est amené. dañ ko signé woon. buñ toogee ba le 15 fayuloo dañ lay fermer sa magasin ci fay une pénalité. donc kooku ay xajam la yor di fa garder à partir de 10 heures 11 heures ñëw na ku laataa ubbi sax dañ koy demander autorisation ubbi. de 19 heures à 8 heures du matin. buñ ko dajee moom moo lay fay. soo fàttee tëj sa magasin nag bañ jël ko loolu bu ñu ñëwee constaté yow yaa jël sa. yaa doon responsable. waaw donc loolu muy la wàllu gardiennage. après ak édicule yi ma ko expliqué loolu moo tax defuñu édicule ci kaw moo tax ñu def ci suuf ku bu soxla nga def escalier mu dem directement ci bloc yooyu. ci mu wàcc directement. ci ñoom lay nekk. léegi daal wàllu entretien bi moom ci ñoom la dépendre daal. bu suba mën nañ ko di seen ku leen koy nettoyer ñoom ñu di ko parce que foofu ku fa laataa dugg fay 25 man mii ñu nekk ci maire su ma fay dugg damay fay 25. gestion bee baaxul. gestion bi la. moo baaxul jàkka ji ñun ñoo ko moom marché ñoo ko tabax. jàkka ji dafa nekk ci booru marché bi ñun commerçant yi ñu baraak la woon ñoo cotisé tey ba mu nekk tabax ba def fa ay toilettes ba ñuy fay. laataa tuur ndox fay ñu mën ci jënd courant man ci jënd fay ci ñu facture ndox. loolu tamit entretien la laaj boo demoon foofu tamit c'est xam nga rek sénégalais ñun ñëpp. dëgg la sama morom a ci yem. entretien édicule bokkul ci suñuy priorité. dëgg la. donc beneen chose bi mooy. dama dégg léegi ci kaw mu ne ci kaw y a des tailleurs effectivement ñoo fa ëpp. y a des coiffeuses. am na ñu jaay tissu. mais ñun ñëpp benn la ñoom kenn xasalul sa morom wax dëgg yàlla. dëgg la benn liggéey bokk ndey bokk baay. lu jafe ci biir marché kenn iñaanu ñu day fees alaaji moom day bëri liggéey sa indil ma ko man ma liggéey. nga liggéeyal ko ko. day bëri liggéey yóbbu ci alaaji mbaa ma yóbbu ci biraat mbaa ma yóbbu ci ñoo bokk ndey ñoom ñun ñoo bokk bàyyi. donc loolu vraiment ñu ngi ciy sant yàlla. donc loolu daal laa bëggoon kii nag am lu ma dégg léegi nga wax. tuuti ko aussi ci problème mu tailleur yi. ñaari seer yeex yooyu. waaw client yee ko wax nag. ma ne client yi ñoo ko wax. ñoo ko wax waaye xam nga ñëpp dañu yemul doole. ku nekk am nga li nga mën a fay si ñëw rek nga xool li nga am na koo xam ne yor na jos ñaari mètre 10 000 francs bu yoree 6 mètres du ñëw dina fay ñëw 4 000 wala 5 000 lu mu bon mu fay ñëw 10 000. équivalent wu ñëw ci équivalent wu valeur tissu bi. mënoo yor négoce buy jar 2 000 francs nga bëgg si ñëw fay ñëw 10 000. waaw loolu de moom xel nangu ko. yow yaa xool li nga xamante ni kii nga ko. donc di remercier alaaji bu baax a baax dégg na mu wax ci nga tudd ko léegi ci affaire football bi. football bi c'est bien beau. c'est bien beau mais il faut que ñu organiser wu les tailleurs dañu manque d'organisation mooy suñu problème. parce que y a FENAF y a fédération des jeunes tailleurs. donc ñun boo gisee amuñu ay financement parce que duñu xam kan la ñuy adressé. ku ñu war a àndal ku ñu war a waxal. donc au niveau de Wakam y a un président il s'appelle Ndoye Wade donc suba ñu ne la keneen donc ñun ñoo deful bloc. man au niveau de amuñu constance daal. constance ñun bloc ngay def mën nga mën na soon ko yegg état ne ko lii laa bëgg a tegal ko lii. donc laaj na une organisation ñu am suñu tout ce qui est organisé ñu tëyeen ñu xam ne ni kii lañ jiital. donc loolu vraiment tamit dama. waa kay ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci participation bi xam naa moom fi mu daanele daanaka dafa yem ak ki nga xam ne fa la suñu émission tamit jeexee xam naa dañu jox élage rek bu dee am nga kàddu yoo ci bëgg a dolli ci li mu wax bu ko defee ñu defaale mot de la fin bi. waaw moom maa ngi koy nuyu bu baax moom sama. moom nee na ma yore Alaya marché Wakam. moom si mairie bi la nekk. en même temps suñu biir la bokk. seen si yéen la bokkaat ba tey. nekk sama tonton bu baax. waaw ñu ngi koy ziar di ko gërëm. aussi maa ngi nuyu sama yaay. particulièrement mu ngi may oo. mais nee na gestion bi nag problème bi ci yéen la de. loolu la wax de nee na yéen a fal seen i délégué yéen a tànn ku leen yoreel gestion toilette yi kon bu setul kon ci yéen la. waaw ñun ñoo fal délégué dëgg la. waaw kon ak ki yore gestion toilette yi tamit nee na yéen a ko fa teg. te ñoom nee na ñu ngi leen di jox moo xam coton la moo xam eau de javel la yëpp ñu ngi leen koy jox pour ñu koy nettoyer. loolu mooy problème bi nettoyage bi moom moo des laal. waaw. kon baax na léegi waaw bu ko defee ñu ñëw rek ci dernier mot yeeg yooyu. maa ngi nuyu sama yaay. di nuyu suñu waa kër yëpp. di nuyu waa Wakam gi ma jógee. di nuyu sama soxna ak sama doom bi. foofu de laa doon xaaree ma waa jàllal ko. di nuyu waa marché Wakam. kon allahu waahidun nga bokk. bàyyi kenn Cité Dakar ñu ngi leen di ziar baax di leen nuyu di leen bëggee képp ku bokk Cité Dakar rek ñu ngi lay ziar di la bëggee. di nuyu sama dëkkandoo yi ñëpp bàyyiwuñ kenn. nuyu sama dëkk bi ma jógee di kër Aliou Diop commune de Diossone. di ziar sama waa kër ñëpp sama ñoom yaay sama rakk yi ak sama mag yëpp. ak sama nijaay ak sama jarbaat yi. di ziar ñëpp di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp
Malick encore une fois ñu lay nuyu yow mi ñu may chance bi nga xam ne dañuy exprimer wu lu nekk suñu marché ak liggéey bi ni muy demee ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yokk rajo bi ba ngeen jékki-jékki am seen télé